alhamdulilah rabi alamin bisimilah rahmaani rahim mbokk taalibe yi comme ni leen ko waxee woon sànq bi ni ubbi liggéey bi nga xam ne tey ñu ngi fii si commémoration sant maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne sëñ Cheikh Khadim Fall moo koy def at mu ne ñu koy def 1er mai waaye ku ne xam na ji si àdduna bi waroon ko muy wàllu mbas mi fi newoon ba ñaari at yi nga xam ne amaluñ ko woon ñu dikkaat nag sëñ bi ñëwaat di wéyalaat liggéey bi 1er mai la doon am waaye ren 1er mai tolle koor yi ñu def ko le 7 mai. ñu ngi nag fii nga xam ne mooy si waa daara Muxaddamatul Xidma Université Cheikh Anta Diop di daara joo xam ne day daara ji xam ne day vulgariser di yaatal Cheikh Ibrahima Fall. ñu ngi taxaw ak kilifa yi daara ji nga xam ne ñoom ñoo seq liggéey bi daara Muxaddamatul Xidma nag ay wóor la leen ak suñu Cheikh Khadim nga xam ne bi sëñ bi tàmbalee liggéey ba léegi ñu ngi ko si accompagner di si ànd ak moom. exposition bi am tamit dugguleet lu yàgg am la maa ngi koy wax sànq ne daara Muxaddamatul Xidma bokk na si ñi nga xam ne ñoo njëkk a tàmbale di def ay exposition si njàngale maam Cheikh Ibrahima Fall di ko yaatal ba tey Baye Ndiaga Diouf mii ne woon fi ñoom Baye Mbawor ñu ngi koy ñaanal Baye Maam Lamp Mbawor di ko ñaanal jàmbaar ja di ko ñaanal sa dolli ko yërmande di woon koo xam ne ku amoon taxawaay la te it yaatu woon lool xam-xam te it amoon yéene lool si liggéey bi kon ñu ngi ko si siyaar di ko ñaanalaat sa borom yërmande ak njëggal kon dañuy jox jëwrin mu daal di yetal Maam Latir mu yetal thématique yi nga xam ne moom lañ exposé tey bu nuppee ñu daal di doxal liggéey bi ak sëñ Ndiaga Diouf waaw ba Maam Latir maam exposition bi ni ñu ko gisee yan thématique ngeen fi exposé tey. asalaamaaleykum mbokki taalibe ñu ngi leen di siyaar di leen màggal di leen wormal di leen jox seen wàccuwaay ñëpp di jégaluwaat bu baax a baax ci kàddu yi rek waaw tey ji nag ñu ngi ci fii nga xamante ne mooy cant 1er mai yi nga xamante ne moom la ñuy def di sant maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh Khadim Fall di ko def moom sëñ Khadim moom sëñ Mortala moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëwoon fi comme ni nga ko waxee rek muy di doon loo xamante ne lu waa daara Muxaddamatul Xidma yàgg di def la ba ñuy ne lycée ñun la ñuy ñëw fii di leen fi fekk ba tey ñun ñu ñëw université ba tey loxo liggéey bi nga xamante ne mooy wàllu commission scientifique bi tegu suñu loxo ñu koy dawal ànd ak suñu mbokk taalibe tey nag ñu ñëwoon di exposé ci li nga xamante ne mooy jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ak liggéeyam bokk na ci li gën a fi ñu tàmbalee muy li nga xamante ne économique maam Cheikh Ibrahima Fall nan la doone woon li nga xamante ne moo yoroon wàllu lépp loo xamante ne moo doon koom nga xamante ne di jóge fépp di ñëw ci loxom mu koy delloowaat ci biir yoonu Sëñ Tuubaa gi ak maam Cheikh Ibrahima Fall na ak diplomatie ñi nga xamante ne Cheikh Ibra nan la Sëñ Tuubaa mën a waxee ne nasaraan si kuy bon jikko ñoo la gën a bon ak bañ leen doy na jaamu yàlla comme niñ koy waxee bul ne moom ci jikko yu rafet fexe ànd ak ñoom ba li nga xamante ne bëggoon na ko muy sëñ bi dellusiwaat ci réew mi mu am ko ci anam gi mu ko bëggee yëkkatiwul kàddu yëkkatiwul loxom relation jokkalante ju rafet ak jikko ju rafet ba ñoom ñu naw ko ci di ko ci tuddee ay doom ci ay yëfër di jaxasoog moom sax xam nañ ni ñoo leen gën maam ñane woon ak maam Cheikh Fall sax xamoon nañ ni moo leen gën waaw ku dem ba ñu koy tuddee l'absolu du ci jëmmam waaye ci ay jikkoom la woon ay jikko yu rafet lañ gisoon ci moom ba tuddee ko joxoon ko tur woowu kon loolu tamit fànn wu mat a wane la ci maam Cheikh Ibrahima Fall ne ku fonkoon autorité publique la ku fonkoon kilifa réew mi la ndax sëñ Cheikh Khadim mii yàlla na fi yàgg lool dañuy toog këram mun nañu ñeenti ñi ku leen xam ku leen ñeme xamoo yàlla maanaam dafa ne ku ñeme yàlla ku xamadi nga ku ñeme wóolu yàlla ku xamadi nga ku ñeme àdduna ku xamadi nga ku ñeme nitu àdduna ku xamadi nga waaw kon maam Cheikh Ibrahima Fall dundam day jàngale lépp nu fa maanaam fànn woo dem rek am na ku la fa nekkal kooku da nga ko war a jox cër ba mu mat sëkk ci dundam ci diplomatie ni mu daan bindee lettre am boo xoolee ci maa ngi koy wax Baye Jëwrin sànq ba Omar Ba ni mu ko indee ci livre am bu am solo boobu nga xamante ne lettre maam Cheikh Ibrahima Fall yi mu bind administration coloniale di sàkku sëñ Touba dellusiwaat ci fii nga xamante ne mooy réew mi da ngay gis ak yar gi mu ciy waxee ak teggin gi mu leen jox waaw kon loolu beneen jàngaat la ci ñun leen li ci topp mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ca nam daan yaree nan la daan yaree ndax maam Cheikh Ibrahima Fall éducateur
social la woon ak spirituel. waaw maam Cheikh Ibrahima Fall nan la daan yaree nit ñi ci saayir ak ci baatin. waaw ci saayir si moom kenn ku ci ne da nga koy xool sa bopp rek ndax yàlla dogal na Baye Fall li sëñ Mountakha naan Baye Fall bu dëggal moo ko gënal boppam ci ay jikko la. ndax yàlla dogal na képp ku jaxasoog ab Baye Fall da nga bëgg a gis da nga xam ne kii moo la gën kii am na lu yàlla def ci moom lu newut ci yow. kon loolu maanaam noonu la daan yaree nit te sëñ bi dafa woote ci jikko yu rafet yi ndax jikko yu rafet rek lañ jàpp ne maanaam yow sëñ Cheikh Fall dafa lay wax ne yoonu murit bu ñu la laajee lan la mooy neel ni yoonu njariñ la jëriñu ak jëriñe te nit mënut a jëriñ nit fii xol mi rafetut nit mënut a jëriñu fii xol mi rafetut. waaw ndax bés penc bi suñu borom di wax dañ ne fa dara amu fa njëriñ loolu xol mu rafet te sëñ bi tamit ba mu ñuy woo dafa ne mu ngi woo waa këram ci maqaarimal axlaaq kon Cheikh Ibrahima ni mu daan yaree nit mooy di defar xol yi mu sell di jublu ñu ci jaamu yàlla ci dund suufi di liggéey jaamoo ko yàlla comme ni ko Baye Ndiaga doon waxee sànq mooy comme bés bi niñ ko tuddee nii 1er mai ku ci màggal liggéey mënoo màggal liggéey teew tuddoo maam Cheikh Ibrahima Fall le culte du travail ki ko indi def ko ba muy ponk ci jaamu yàlla doon jaamu fi gën a yoon wi gën a gaaw nit pour mu yéegee ci kon kooku bu ñuy màggal 1er mai normalement sëñ Cheikh Khadim yàlla nañ ko yàlla fayal ndax li màggalu maam Cheikh Ibrahima Fall la waaw comme yàgg nañ koo def daal ñu ñaan ñu fekkee ko ay déwén yeneen tamit bokk na ci xalif yi seenug dund kenn ku ci ne sa xalif la nga fi toogee li muy bari say jëf la rek maanaam li ñuy wax rek kenn ku ci ne jëfay seede borom waaw sëb liggéey rek waaw sëb liggéey la rek ndax kenn ku ci ne bu ñu ñëwee niñ def ci maam Cheikh Ibrahima Fall lañ def ci ay sëtam ndax sëñ Cheikh Mbawar damay dégg muy wax barki démb ne di ko wax sëñ Cheikh Fall borom digal ne ko seeni baay ak seeni maam bu ñu fi ñëwoon doo leen rus ndax kenn ku ci ne fa mu bàyyi woon yoon bi yëkkati ngeen ko yóbbu ko fu mu feneen maanaam gàcceloo leen ko daal kon kenn ku ci ne bu ñu lay seedeel seen jëfa fay seede exposition bi li muy bëri yëpp li ñuy wax mooy ci yoonu murid la ñuy wax ak jëf maam Cheikh Ibrahima Fall waaw loolu daal mooy thématique générale bi. macha allah jërëjëf Latir yaakaar naa Baye Ndiaga Baye Latir def na ni ñu koy faral di waxee si sunu jargon naan une brillante exposition wax les différentes thématiques qui ont été développées si exposition bi yëpp nga gis ne lépp dara génn ci liggéey comme li ñuy màggal tey muy màggal si maam Cheikh Ibrahima Fall tombé 1er mai di bëccëg liggéey kon Baye Ndiaga bu ne maam Cheikh Ibrahima Fall di ko màggal le 1er mai li muy représenté si jamono moderne nga xam ne si fêter le travail ban perception nga si am. waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi ndax li tax mu màgg mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñu ci tudd di ko ci wane ndax maam Cheikh Ibrahima Fall daraam tuutiwul waaw. di ci jaajëfal tamit di ci ndokkeel ki nga xam ne moo woote bis bi muy sëñ Cheikh Khadim Fall te ni nga ko waxee rek noonu la demee moom moo dàkk bisu 1er mai ngir wane ci ak jàngale ci liggéeyaakoon bu mag boobu muy maam Cheikh Ibrahima Fall. parce que 1er mai dafa am histoire xam nga depuis international socialiste yi nga xam ni les premières formes d'organisation ouvrière ci lañ ko créé depuis Karl Marx bi muy wax les prolétaires de tout le monde unissez-vous waaw ci la ñu commencé di taxawal ay kuréel yoo xam ne ni dañuy taxaw liggéeykat yi ci seen i àq ak seen i yelleef donc 1er mai approche wu revendication la approche wu droit des travailleurs mais boo xoolee la différence ak maam Cheikh Ibrahima Fall moom approche des valeurs la maanaam sëñ Cheikh Khadim li mu bëgg mooy que ni naam war nañ di xeex ngir li ñu am waaye li ñu am li ko war a laytaal mooy ay jikko yu sell yoo xam ne ni dina mën a tax li ñu am dina barkeel dina sell dinañ ci mën a am yàlla. foofu nag la touche particulière de Mame Cheikh Ibrahima Fall intervient parce que moom moo fi jàngale le travail sanctifiant muy liggéey boo xam ne nii dañ koy méngale ak jaamu yàlla te loolu sax boo ko xoolee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko njëkk a jàngale parce que bind na ko ci livre am bu mag boobu noonu ñuy wax Masalikul Jinaan les itinéraires du paradis mu ni na ngeen xool
na ngeen jaamu yàlla ba mel ni tey ngeen fiy jóge ci saasi waaye na ngeen liggéey ba mel ni dootoo leen fi jóge xam nga kooku kon dafa def parallélisme entre la prière et le travail Maam Cheikh Ibrahima Fall nag ñëw wane ni liggéey ak jaamu yàlla mënoo leen a xaaje dund ko jàngale ko ba pare wooñu ci liggéey ngir am lu ñu ñaq loo xam ni day doon lu lew ñu ñëw def ko ci liggéeyu sëñ Bamba bi ngir bu ëllëgee ñu mën a am tawfeexu suñu borom parce que sëñ Touba comme ni ko sëñ Bassirou waxee moom moo ni je suis une porte ouverte sur la miséricorde divine te fort heureusement Maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp xam nañ ni moom mooy buntu bi waaw léegi nag le travail dafa doon benn fànn ci njàngaleem Maam Cheikh Ibrahima parce que Maam Cheikh Ibrahima Fall moom laa doon wax sànq sama mbokku sama jëwriñ ji ni ko Maam Cheikh Ibrahima Fall boo xoolee adduna bi mën nga ko diviser en 2 dimensions la dimension spirituelle et la dimension temporelle ñaar yooyu moo fi am l'immanence et la transcendance muy li nga xam ni dafa nekk ci wàllu temporalité ak li nga xam ni ëllëg la jëm ma ni Maam Cheikh rek moom ngay gis jëmm joo xam ne nii boo ko xoolee ci ñaar yi da koy mat sëkk des fois nga gis koo xam ne nii day doon une grande figure mais une figure spirituelle uniquement mais temporalité y a rien à apprendre de lui waaw.